ba tey ñu leen fàttali yéen a ngi ci G50 communication tey fii ñu ngi ci daara Amana day mel ni Pape Mor li mu wax am na solo trop waaye ci biir wax ji li ñu ci jot a jàng bëri na ndaxte tey boo seetloo muy le sens de la responsabilité ndax léeg-léeg ngay dégg ñu naan sax dëkk ci dëkk baax na lool waaye nag teg ci dëkk yi moo ko gën moom tey newul géejawaay lan la mun def pour man waaye mooy day xalaat lan laa mën a def pour géejawaay suñu moom dimbali xam naa ne fi ñu ñëwaat suñu deuxième phase bi mooy idée bi fan la ko jëlee fan la ko xalaatee waaye exécution bi moo am solo boo gis tamit tourne fi tamit maanaam ci 1000 fois responsable mooy kenn ku ci nekk kat am nga yéene man su ma sañoon kat taalib bi ma gis si bedd muy yelwaan kat naa xool dama koy jàppale moo tax moom comme ne mu ngi tàmbalee Sam Notaire lu waral nag mooy wàññi boo gis benn tàmbalee bërëb bi ñu ko jox yàlla dafa def mu nekk biir Sam Notaire moo tax mu ne donc l' expérience da koy mën a fii au niveau de Sam Notaire faire en sorte que tous les daara de Sam Notaire intégrer le programme ba nga xam ne dootul yàggati képp ku génn biir Sam Notaire doo gis taalib boo xam ne di lay tàllal kër li nan la mu ngi lay yelwaan ci biir loolu tamit loolu ma invité waa Sam Notaire invité ko waa Guédiawaye invité ko Sénégal yëpp naan kenn ku nekk na nga jàpp ne responsable laa ndax damaa am njaboot te sama njaboot bëgg naa moo xam bëgg naa mu mën kon naa yëkkati benn ñaar téeméer def ko ci biir programme boobu waaye nag moom nag tàllul loxo ndax tey boo gisee teg na ay mbir yoo xam ne dafa nekk en parallèle mooy tax fekkee doomu adama bi dafa yéex a joxe loolu moom yii mu teg nee na la benn poulailler bu ci nekk mun na jël benn daara en charge te mu ngi ñaan yàlla teg ay poulailler yu bare fii nag dañ ko abal nag waaye fii nag dafa dépendre ci commune bi ñu woy commune Sam Notaire ndax boo xool littoral bi yëpp ay doomu Guédiawaye ñoo fi nekk di ko exploité léegi nag moom Pape moo wax na wax joo xam ne foofu ñëpp bàyyi ko xel mooy nee na dañu benn bureau boo xam ne ñu ngi ko bàyyi fee au niveau de Sam Notaire ci en face terrain basket bi mu nekk benn genre bureau de liaison pour ñi nga xam ne tey bëgg nañu adhéré ci programme boobu ñu woowee 1000 fois responsable waaye nag ba tey it deuxième phase bi mooy l'écoulement ndaxte tey fi mu ngi expliqué ne kat dafa teg ay poulailler déjà bi njëkk teg c'est un poulailler de 1000 sujets léegi dañu ko bëggoon laaj écoulement bi comment ça se passe avec les populations Pape naka ngeen écouler seen kii. jërëjëf Seydina am na loo introduire lu ndaw du ma ci xuus parce que comme ni ma ko waxee bërëb buñ ñu abal la donc y a des personnes qui sont plus habilitées que man pour wax ci bërëb bii nii mais vous avez dû remarquer que ni activité bu intensive la fi ay mbokki Guédiawaye di def ñaanuñu kenn dara ñenn ñi ñu ngi fi depuis plus de 20 ans ñoom ñoo tax bërëb bi mucc ci wàllu saleté yi fi nekk ci wàllu délinquance bi fi ne parce que dañ ko ñëw sàmm di fi def activité bu yàqul écosystème bi dara dagguñu fi ay garab ñu ngi maintenir filao yi mu ngi set ñu ngi fiy def jardinage di fi def agriculture bu baax a baax si suñu ay gëstu yu ndaw dégg nañu ni autorités locales yi mairie yi am nañ fi xëj na programme ñi ñu ngi wax yi programme immobilier ñi ngi naan bande verte mais dans tous les cas lépp luñ ci mënti di def en tout cas nañu sóor ni ce sont des fils de Guédiawaye qui sont en fait ci bande bi ñoom ñoo koy exploité daara amaana ñenn si ñooñu ñoo ko si abal benn ba mu ciy def 10 programme donc ñoom xëj na ñoo gën a habilité soo leen mënee gisaale pour xëj na waxtaan ak ñoom am nañ fi ñoom GIE boobaa di ngeen mën a waxtaan ak ñoom parce que ñoom it wax fa dëgg ñu ngi góorgóorlu bu baax ci lii et que ku fi téye ay mbir depuis plus de 20 ans état wala autorité locale yi lu ñu fi am comme programme nañu xool nu mu gënee jub ñu waxtaan seeg ñooñu ne fi pour mën leen aussi it sóoraale ci programme boobu donc loolu day am solo ñu defaale ko pour ñëw nag ci sa laaj bi naka la ñuy écouler moyen naturel bi ñuy njëkk a écouler moom mooy ay daara moo tax ñuy def activité yi su ma jëlee kaawu daara amaana chaque mois ñun dañuy consommer plus de 100 ganaar donc au lieu ñuy dem di jënd ji te on nous vendait à 2500 jëm kaw fii nii ñu ngi jaay à 2002 2300 donc suñuy jënd dootuñu jéggaani dañuy ñëw jënd à 2300 daara yee ñu nar a jokkool yëpp dañu wax ngay wax sécurité alimentaire ndekki añ reer añ ak reer xëy na du chaque jour la ñuy lekk ganaar mais daara bu nekk mën nañu xool lu mu soxla ci ganaar au lieu nga dem di ko jox xaalis ne ko nduggi ji wala lenn da nga ko koy jox directement ci ganaar li ci des nag mooy waa G50 bëgg nañ lu neex te gajaf ñeneen ak ñeneen waa communication bi ngeen nekk ak yooyu vous pouvez passer aussi le message mën ngeen tamit saa yoo leen di consommer ci ganaar ngeen ne ah kaa leen ñu dem daara amaana mën ngeen sax woote boobaa ñu wut benn service livraison bu leen di ñëw indil donc jënd ganaar à 2200 2300 selon moment ba nga koy jël dina tax dëggantaan ñu mën a def projet bi mu doon luy continuer sax waaye jàpp naa ne képp koo xam ne jënd nga ganaar bi tey jàpp nga ci production bi jàpp nga ci programme bi bu baax parce que Seydina difficulté bi du dugal ganaar ak yar ko loolu am na fi ay techniciens yu xarañ ko ci def mais liy jafe moom mooy soo fi bëggoon def 1000 2000 3000 ganaar chaque fois nga am 3000 ganaar yuy tourner
foog nga mën di ko écouler di faxas lu gaaw donc intelligence bi yëpp moom mooy ñu dem ba fexe am base clientèle bu wóor ci baana yi ci resto yi fii ci Guédiawaye soo leen demee gis leen xamal leen ni programme bi pour lii la xëy na peut-être dina concurrencer un peu suñu mbokk yi nekk ci élevage bi tam fii ci Guédiawaye ñu ngi leen di nuyu tamit au passage mais xëy na it lu ñu war a mën a comprendre la nekk ni kat lii ñu ngi koy def dina jàppale daara yi et avec les coûts dina mën dan luy continuer. gëm naa ne ñoom dinañ sax ndaxte ñoom mën nañu jëlaat sax 2200 2300 sax jaayee 2400. waaw gënaat waxtaan selon nombre bu muy jël parce que ñun suñu difficulté yëpp mooy écouler nit kuy tàmm yi élevé su ñëwoon gis fi nii nombre yu baax moom si nu mu koy soxlaa parce que mën na ñëw ñu ne ñun dañuy jaay 2200 2300 mu ne ñu man mën naa jënd 2500 mais da ngeen may yaralaat mu gën a am nu mu toll pour jaayaat plus ñu defal ko wala su ñëwee nee ñu 2200 bi xëy na dafay metti mais mën naa jënd à 2100 mais damay jël nangam nombre bi suivant ni mu koy jëlee mën nañ ko jox parce que ñun amuñu intérêt di ko fi téye suñ ci amee tuuti ci bénéfice rek baax na nooy tourner rek waaw. parce que bénéfice boobu mooy liy suuxat daara yi li dundal daara yi. mu ngoog te boo xool ci li dundal daara yi wax nga ko léegi lekk naan yëpp ci la bokk waaye aussi y a aussi des besoins primaires. waaw saabu yi ñu war a fóoti ci biir boo xool oustaz yi jàngale l'encadrement courant beeg yooyu yëpp daal dafa bokk ci biir. effectivement kon je pense que le message est clair léegi yéen ñi nga xam ne yéen a ngi seetaan G50 communication je pense que balaa ngaa dàq mu jëm àll nga dàq mu jëm ci kër ga dafa nekk loo xam ne le sort des talibés bi ñun ñëpp kenn ku ci ne rek yitteel na la ndax foo tudd ci dëkk bi moom la ñuy wax kenn ku ne am nga système boo ciy teg kenn ku ne am nga sama xalaat boo ciy xalaat waaye Pape Mor yaakaar na ñoom tamit benn xalaat boo xam ne nekkul ay xalaat kese waaye ay dox la ay jéego la te jox nañ dox ay jéego ndax ci njëlbeen maa ngi expliqué na teg na fi kat amaana muy benn internat boo xam ne jël nañ fa 150 personnes mais ci ñoom 150 yi 100 yi social la fayuñu dara 50 yi mooy yi nga xam ne au bon vouloir des parents fa seen loxo toll yematul foofu mu ne 1000 fois responsable léegi kat 1000 fois responsable mu ngi ci dox ay jéego ba ñoo ko gis fii dañ ko jooytu nag ndaxte ñun tamit fa lañ mën a am ndax ñun kenn ku ci nekk ca la ngay liggéey fa ngay jaamoo suñu borom ñun nag comme dañuy liggéey ci communication wax la lañ mën nañ mën a wax nag mooy ñu ngi lancé un appel jëmm yi nga xam ñu ngi yeewoo Géejawaay lu mel ni dafa nekk loo xam ñëpp dañu war a boole suñu doole war cee jàpp rawatina nag suñu autorités yi ndax fi gëm naa ne 800 mètres carrés bi mu am fii tey amaan na bu amoon lu ëpp 800 mètres carrés danañ ko exploité kon nag ñu ngi tàllal loxo nag commencé ko fii nag ci commune Sam Notaire bi ñu nekk di ci woo madame le maire dañ ko jot itam ndax dana gis image yi xam ne jëm yu mel ni Pape Mor lu ñu ñaan yàlla kat mooy ñu am ci ñu bare macha allah xam naa ne fi ñu jeexalee nag reportage bi mooy Pape Mor yow lii da nga tëdd guddi xalaat ko wala naka nga xalaatee xalaat bi ndaxte tamit il faut ñu wax tuuti ci Pape Mor ndax Pape Mor boobu léegi waxaguñ ci Pape Mor Pape Mor ma leen fàttali ne Pape Mor doomu Géejawaay la juddoo fi la jàngee fi la yaroo fi la màggee waaye si moom dimbal na ko ne ci baaxam mu dem tugal Pape Mor wax ñu un tout petit peu yow sa demul tugal ba ak noo ñëwee ak idée bi kañ nga ko am ndax da nga ko fanaanoo wala da nga ko yëndoo. jërëjëf Pape Mor moom wax ci moom xëj na du am solo mais ci wàllu peut-être nan la ñu amee nan la ñu yàlla baaxee na ba ñu gën a bàyyi xel ci mbirum taalibe yi bitim réew la parce que li fi xew nii dara changé wul entre moment bi ñuy am xëj na suñu bac di dem jàngi ak moment jii ñuy wax xëy na li si am comme différence rek mooy recul bi ñu jël di gis bitim réew ay nit yoo xamante ni duñu jullit duñu sénégalais léeg-léeg may seetlu ni dafa mel ni ñoo ñuy ëppi sax Pastef si suñuy doom fii suñu réew Seydina dafa mel ni man tey jii dafa am lu doy waar quoi mënuma ñëw sa kër fekk la nga uuf sa njaboot ma ñëw di la naan nii nga leen war a yare donc ay déclic yu mel noonu moom moo tax ñu dem ba ne mais dadul yoon nit ki du sénégalais di la ëppi Pastef da nga koy gis ay nit yoo xamante ne dañuy bàyyi seen dëkk ñëw fii biir Sénégal di def ci daara yi te du ñuy jullit du ñuy sénégalais mais di jël ay congé sabbatique di jël seen alal di ko ci def ñun nag Sénégal ñuy naan dëkku diine lañu dëkku valeur lañu te pourtant di bàyyi daara di tumuranke parce que Sénégal daara dafa tumuranke dëggantaan ku si nekk si ñun mu ngi bëgg jël dépenser ay moyens yu dul jeex jël doomam mu yóbbu école bëgg na xëy na sax jël doomam yóbbu daara mais yàq nañu xelam ci daara ba mu ngi jéem a wut benn oustaz buy ñëw këram jàngal doomam alxuraan ak yooyu mais joxatuñu daara cër comme ni ko mag ñi joxe woon cër parce que ñoom lu ñu am ak lu ñu amul la ñu jëloon def ci daara ba gannaaw yàlla suñu nekkee ñun ay jullit ñoom ñoo tax parce que bi fi tubaab yi di nekk la ñu jël seen lépp jébbal ko daara donc ñoom séntuwuñu woon
bitim réew ñëw di lijjanti problème mu daara parce que daara ci penc lañ koy lijjantee daara si tradition da nga doon gis ni buur da doon jël doomam di yóbbu daara sëriñ bi da doon jël doomam di yóbbu daara baadoolo bi di jël doom yóbbu daara te loolu yëpp daara amul woon problème tey jii nii kenn jëlatul doomam yóbbu daara ñi am wala xëj na ci ay internat la ñu yóbbee donc ñun déclic boobu la ñu am ne dootuñu toog mukk di xaar ku dul sénégalais di ñëw di ñu wax naka la ñu waree yar suñuy doom duñu xaarati mukk état di naan moom moo war a def parce que non seulement xam nañu ni l'état ne peut pas tout faire mais en toute objectivité on sait que l'état ne fait pas tout ce qu'il pourrait faire exemple bu ndaw suñu jëlee ay dispositions pour ne yalwaan dañ koy arrêter lu baax la mais état gis nañu ni defu ko ni mu ko waree def parce que yalwaan yi muy gën a takkarnaase donc duñu ñëw di naan état defal dinañ ñëw di ko rappeler defal mais duñ ko ci xaar duñu ñëw tamit di ŋaññ sëriñ si parce que xëj na sëriñ si soo leen gisee ñu si bëri ñu ngi defal daara mosoo gis fii nga dégg ay sëriñ yu génn di def grève suñu enseignants yi ŋaññu ma leen mais ñu ngi leen di fay salaire ñu ngi am yenn avantage ak privilège par rapport à sëriñu daara yi te pourtant ñu ngi mettre en otage souvent parfois suñu système éducatif mosoo dégg it loolu ci daara Seydina seetlu ko mosoo dégg xale bu génn daara ñu ne ko chômeur la amul daara formé wul chômeur mosoo gis xale bu génn ci daara malgré moyens yi néew yi ñu am ñu ne la xale bi dafa génn amul liggéey su génnee rek takk na dàllam dem wuti liggéey ñun ñi xëy na jaar ci système classique bi ñooy toog di xaar pour am naa sama diplôme damay xaar métier ñoom dañuy lijjanti seen bopp quoi donc duñu toog di ngañ sëriñu daara parce que ñi ci ëpp ñu ngi def la leen war mais nag am na ci ñoo xamante ni ñu ngi yàq deru daara kuy yelwaan loo xale di profité ci moom loolu il faut ñu wax ko te dee te ni lii du daara donc il faut ñu mën ko xeex mais du ñu yem ci naan ko way na bàyyi yelwaan déedéet dañuy ñëw ne ko arrêtel yelwaan mais nañ la accompagner ci na ngay arrêté donc responsabilité yëpp loolu la moom mooy dootuñu xaarati kenn di ñu jiitu ci jéego ji donc su dee nee nañu ñun Pape Moran waa Amaana Sénégal yëpp su dee nee nañu mën nañu lijjanti problème mu mendicité Sénégal lu yomb la parce que dañuy tàmmali borom bi mooy mottali su doon dañoo ne mendicité ci àdduna bi yëpp la ñu bëgg a def comme programme du loo xamante ni dafa doon lu surréaliste lu mën a nekk la parce que borom bi mooy mottali yow na nga tàmmali rek moom mu mottali daf may fàttali la parabole du colibri moom mooy picc bu ndaw moomu bés dafa amoon safara ci àll bi ñoom njamala ñoom ñay ñoom jasik ñoom gaynde tous les animaux majestueux yu mag yooyu yëpp génn di daw moom muy dem jëli ci beegam tuuti ndox di naan day éteindre le feu gars yi di ko reetaan ne ko may xoolal triple idiot avec ton petit bec est-ce que tu penses que ni tu peux éteindre le feu est-ce que jàpp nga ni nii safara si sa bec bu ndaw mi mën na ko fay mu ne leen sama waar rek laay def séntuwuma ndax dana fayam déet donc su dee nee nañu 1000 fois responsable def nañu benn daara bëgg nañ def fukki daara téeméeri daara junni daara donte sax benn lañ ci def loolu doy nañu xam ni rek toogatuñu di xaar kenn te gëm nañu ni sax incha allah junni yooyu borom bi dina ko mottali incha allah taala gëm naa ni mbokk yaa ngi fi et que suñu xàccandoo dóorandoo on pourra avoir des résultats probants incha allah. jërëjëf xàccandoo dóorandoo mooy kàddu gi nga xam ne moom la Pape Mor mujjee fii tey ci Amana ki leen doon defar présentation nag di seen mbokku taalibe Seydina Boubacar Sow am ngeen nag ci caméra bi nag ku ñu naan Alioune Badara Dieng mu ngi fii ngeen gis fi tamit Beydi mu ngi fii waaye tamit nga gis ñoom Xaasim ñoom ñu ngi fii nga gis ne maanaam ci photo bi tamit am ngeen fi ku ci mel ni Serigne Saliou mais ngeen gis tamit ne Paul nag moo nekkoon ci réalisation bi xanaa dinañ jox dig daje ci beneen yoon wasalaam.